matin ñuy gërëm mbokk yëpp daal di dalal sunu gan. yéen ñi ñuy déglu yéen ñi ànd ak ñun jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf ci déglu ñu ci biir bus Dakar Dem Dikk bii woy leen di ñu déglu li gën a neex mi ngi ci kanam. RFM Matin. émission bi yee waa Sénégal. 7h40 sunu gan docteur Cheikh Gueye ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Babacar di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu waa RFM di leen gërëm ci invitation bi. jërëjëf ñu ngi nuyu itam Georges Déthié Diop docteur Cheikh Gueye bu ñu lay présenté xanaa dañuy wax ni yaay secrétaire permanent rapport alternatif sur l'Afrique bu ENDA xam nañ ko ci taarixu ONG yi bind nga yàgg keneen ci wàllu Covid-19 ak ñoom seen waaye li ñuy njëkkee mooy. li nga bokk ci ñi xalif général des Mourides Serigne Mountakha Bachir tànn ci tànki jàmm yees doon dox ci diggante ñi politique ci Sénégal ak fitna yi fi amoon fan yee ndax mbiru Sonko ak Adji Sarr gone gu jigéen goog tuumal loolu la ñuy doore ak sa réaction njëkk ci génnuk àdduna démb doyen des juges bi nga xam ni moo yoroon dossier bi di doyen des juges d'instruction bi di Samba Sall. waaw xanaa di. ko jaale Sénégal yëpp di masawu famille yam di masawu Sénégal ci décès yi fi am fan yi yëpp may xalaat aussi gouverneur Ibrahima Sakho mi nga xamee ni nekkoon kilifa gu mag ci réew mi ak docteur Ousseynou Faye tamit ñooñu ñëpp ak li xew ci réew mi yëpp ci ay tartar ak ci ay nit ñu wàññeeku xaj na war nañoo tax aussi ñu def introspection delloo si suñu xel ci yu bari te xool aussi fépp foo xamee dañ fa teg suñu tànk tey ma mën cee wax aussi ci li nga xamee ni moom la gouvernement bi génne démb toujours mu aju bala ñoo sori ci loolu. waaw ak génnuk àdduna Samba Sall ku fës ci wala bokk sa teewaay ci réseaux sociaux yi ci Facebook da ngay waxtaan ak nit ñi bëri nga ciy xaret dañoo gis nag démb bi Samba Sall làqoo dañoo gis ay taxawaay yu doy waar ci réseaux sociaux yi ci Facebook ay nit yu mel ni dañ doon sara xolle ci tiis woowu bëgguñu xuus sax ndax daa am njaboot ñi ngi ci naqar waaye dafa tiital ñu bëri melokaan wu yees wi am ci askan wi ak nit ki faatu ñuy yëkkati yenn kàddu yi di ko teg ci gannaawam ay kàddu yoo sax dafa bawoo ci ñuy politique jamono ji nekk ay maire ak nekk yeneen loolu lu ci saw njàngat. waaw li xew ci Sénégal nag doy na waar ndax. Sénégal liñ ko xamee woon mooy dëkku jàmm nit ñoo xamee ni c'est vrai doon nañu ak ceddo waaye aussi li xew ci suñu tariixa yi ak yar gi nga xamee ni yaru tasawuf la def na ak nooy xool ci nit ñi yaru yërmande waaye dañu gis ne vraiment réseaux sociaux yi benn monde bu bees la bu juddu boo xam ni dafa mel ni mbaax daal da ko woon ginnaaw dafa mel ni générosité da ko woon ginnaaw dafa mel ni tamit ñi nga xam ne ni ñëpp ñoo bëgg a wax lu ñaaw foofu la ñuy dem waxee ko fa ba tax na lu mel noonu bu amee ñun ci suñu bopp d'ailleurs ci cadre unitaire dañ ciy yëngatu am ko ak partenariat ak waa Facebook pour yenn saay lépp loo xamee ni nar na saxal réew mi ñu ñaan leen ñu dindi ko wala ñu bloqué ñi nga xamee ni ñoo ko def waaye nag bu yaatoo comme nii mu yaatoo nii ndax li ngay wax nii sax man liiruma ko démb ak tey waaye budul lool it chaque fois dina am ay occasion yoo xamee ne da ngay gis lu ne mel ci réseaux sociaux yi mu doon loo xam ne lu doy waar la te régler ko it yombul ndax comme espace de liberté la nit ku nekk mën na créer compte wax ci lu ko neex lu doy waar la loo xamee ni réew mi war na ci am taxawaay bu bees ba ci xool man bokk naa ci ñi d'accord ne waruñu ko bàyyi mu nekk espace de liberté totale ndax liberté totale mosul jur lu baax
fenn ci àdduna bi kon nag maa ngi koy ñaawlu bu baax a baax ndax loolu du suñu cosaan àndul ak suñu diine te war nañoo fagaruwaat bu baax contre lu ni mel. Georges Déthié Diop bëgg na laa laaj ci maître Sidiki Kaba ministre forces armées conférence de presse bi mu def démb ak li mu wax ci fi xewoon ci réew mi. laaj bi mooy ñoom génne nañ ab mémorandum donte sax annoncé nañ taxawal commission d'enquête indépendante libre et indépendante ngir leeral lépp li fi xewoon ci weeru mars ay bakkan rotoon ci mémorandum boobu waa M2D àddu nañ ca ñoom sax nee nañ seen xel da cee tey est-ce que loolu du gën a xamb taal gi. waaw commission d'enquête bi moom lu am solo la ndax waa M2D ci boppam bokkoon na ci li nga xamee ni moom lañ doon ñaan ñun ñii bokkoon na ci li nga xamee ni tamit moom lañ doon demandé ndax jàpp nañ ne lu toll ni nga xamee ni moo fi xew ci réew mi fi xewee war nañoo am jàngat ak gëstu yu xóot ba xam lu ci laxasu xam tamit dëgg-dëgg nan la ñuy def ba du amaat waaye ñi nga xamee ni aussi ñàkk nañ ci seen bakkan ñu leen di jaale ñu xam réellement nan la ñu def ba dee ci ku ci nekk mu doon enquête yu xóot loolu dafa am solo lool pour leeral pour aussi fànq lu ni mel mën a amaat bon man nag ton bi nga xamee ni moom la ko gouvernement bi defee jàpp naa ni mënoon na ñàkk ndax réew mi seddagul sedd googu ginnaaw bu ñu jógee ci coow loolu ba ñu mën a jëlaat parole presque à charge contre Sonko. dafa mel ni document bi turu Sonko bari na ci lool ak teg ko ay tuuma ma jàpp ne loolu du waxtu wa fi mu toll nii président Macky Sall moom ci boppam mii seen njiit yaakaar naa ci beneen taxawaay la nekk mooy taxawaayu rassembler mooy taxawaayu féexal xol yi ubbi aussi ay buntu jàmm ak buntu kaaraange kon nag ñoom ku ciy wax rek yaakaar naa ni muy ñooñu muy waa gouvernement bi démb muy ñi nga xamee ñooy organiser temps yi ay meeting ak yooyu yëpp man jàpp naa ne yooyu yëpp mën na ñàkk activité politique yi war nañu xool ban orientation lañ koy jox fi mu ne ngir li nga xamee ni liggéey nañ ko ba mën a génn ci coow loolu ñu gën koo dëgëral en tout cas loolu la kilifa yi bëgg te loolu ñëpp leen ci war a topp jàppale leen ci. waa M2D tontu annoncé waat itam beneen mémorandum bu boobaa. waaw nettali xuloo la démb boo déggee li nga dégg da ngay xam ne ñu ngi ci ba tey ci xuloo bi M2D bu génnee moom tamit daal di wax certainement ñoom tamit lu mel noonu la ñuy dal di def jiiñ gouvernement bi ñëpp xam nañ noonu lay mujjee su ko defee ñu nekkaat di ko waxante man jàpp naa ne loolu jëmalewuñu fenn. au final commission d'enquête bi kon. commission d'enquête bi daal la ñu war a dootul amati sax njariñ. soo ko xoolee bu fekkee ku nekk da nga bëgg a ñëw indi sa vérité imposer ko ñeneen ñi li ñu war a def rek mooy dellu ci sérénité fexe commission d'enquête bi ñu jox ko temps jox ko ay jumtuwaay boole ci ñi ñu ci war a boole ñëpp bàyyi ko nag mu daal di liggéey de manière objective de manière sereine. man jàpp naa ne loolu surtout moom mooy priorité bi waaye du ay sànnante ay baat yu commencé waat. loolu ñun ñu ngi woo en tout cas ñi nga xam ne ni ñoo ko seq ñu dellu ci ginnaaw. oui justement ginnaaw bokkoon nga ci ñi xalif général di Mouride tànn ngir dox jàmm ci diggante ñooñee di xiiroo ba meloon ni ku ne teg nga sa ngànnaay ci suuf waaye ndekete tegandi la rek ndax. malgré li xalif bi bëgg Serigne Mountakha ñi politique ci opposition bi ak ci nguur gi dafa mel ni ñi ngi tàmbalee jéggi ndigal loolu dellu ci lañ ne woon. waaw déjà ñun cadre unitaire bi ñuy jóg fekk na ñu jóg ci tànku kilifa yi effectivement muy sëñ Mountakha di yeneen kilifa tarixa yi ci réew mi ak kilifa diine yi. D'abord li may njëkk rafetlu mooy le fait que ñoom ñëpp ñu dégluñu
muy nguur gi président Macky Sall ci boppam ñuy rafetlu ne boobu ba tey mi ngi teg ay jéego ci li nga xamee ni moom la diggee woon donc muy discours yi muy aussi ay actes loolu tamit il faut ñu reconnaître ko ñu sant aussi bu baax a baax waa M2D ñoom tamit lépp loo xamee ni te yëkkati woon nañ ko ñu ngi koy teg ci suuf di dal loolu te loolu effectivement moom la kilifa yi bëggoon te loolu nag moo war a sax maanaam dafa war a continuer lépp loo xamee ni nekk na ci seen diggante war a jur ay yëngu ñu toog waxtaane ko mën nañoo continuer ñi nga xamee ni ñoom la kilifa diine yi yónni di dox seen diggante pour jàmm ñëw mais même sax bu ko laajee ci aspect technique yi ñu mën a jouer rôle arbitre ba nga xam ni coow du judduwaat comme ni li nga xamee ni juddu woon na fi ba jur li mu jur. léegi est-ce que yéen fas yéene ngeen jógaat itam ngir delloo ci waat xel yi ku ne xam ne lii laa jàppoon lii laa diggee woon ma taxaw ca. waaw loolu jóguñu ci nag. xam nga dañ dul wax lépp rek mais kilifa yi li ñu war a def di waxtaan ak ki nga xam ne ñoom lañ ci war a waxtaanal ñi ngi ci. moo tax ñu continuer di ci rafet njort waaye aussi di surveiller situation bi balaa muy ëpp loxo. ñu mën a jóg wax ci loolu yaakaar naa ni fa laa ci mën a yem. docteur Cheikh Gueye niñ ko waxee ci njëlbeenu waxtaan wi ci wàllu coronavirus gi am nga loo ci bind ci turu ENDA gi nga xam ni yaa ngi leen di liggéeyal ci yenn fànn yi nooy xayma fi jàngoro ji toll mel ni lu wàccaat waaye itam nit ñi wàcce seen loxo ci respecté li nga xam ni mooy li ñuy woowee geste barrière takku masque gi moom dafa mel ni nit ñi doon koo fàtte dajaloo yi meeting yi làmb yi. Est-ce que amoo njàqare ci yëf yi jebbiwaat. waaw loolu ku nekk war na ci mën a am ak jaaxle fi mu nekk nii ndax dafa mel ni li kilifa yi di wax ne feebar bi jógagu fi même bu ñu ubbee ñu mën a dellu ci yenn activités yi war nañu aussi continuer di respecter yenn mesures yi waaye ñun daaw ci weer wi bi mbas mi di door a ñëw ci la ñu jóg ne. gis nañ jeexital bi nga xamee ni mbas mi am na ko ci mbiru santé waaye aussi ci mbiru koom ak mbiru social muy ay jafe-jafe yu mag yoo xamee ni nit ñi dund nañ ko ñu boole ci mun cee boole aussi muy mbas mi muy mbëkk mi muy mbënd mi aussi yooyu yëpp nekk ay jafe-jafe yoo xamee ni tegu na ci askan wi ci booba la ñu ne lii kat wane na ne Sénégal war na am taxawaay bu bees ci jëm ci mbiru souveraineté su ngeen ko fàttalikoo booba souveraineté maanaam moomaat suñu bopp gën a dellu suñu bopp xewoon na ci coow ak aussi jokkaloo bi amoon ci diggante gouvernement bi ak gëstukat yi ci la ñu ne balaa ñuy génn ci mbas mi ñuy fàtte idée yooyu ñun nañu toog man ak sama ay collègues muy Abdourahmane Ndiaye ak Cheikh Omar Ba bu IPAR ànd ko nag ak ay borom xam-xam yu mag yu nekk ci réew mi doyen Kassé ci la bokk mais ñoom Khadim Bamba Diagne Ndongo Samba Sylla docteur Alioune Dione nag ñeneen ne nañu toog jàngat lan la mbas mi am comme jeexital ci réew mi ci sanitaire waaye aussi ci koom ci suñu société waaye surtout livre de solution lañ ko tuddee dañu bëggoon ci jamono jooju gouvernement bi ci boppam maanaam wàcc yoon wi nga xamee ni moom la Sénégal jël depuis ba ñu amee indépendance ba tey mooy li ñuy tuddee la petite économie ouverte mooy économie boo xamee ni vraiment dafa jokk ci suñu ancien colonisateur di jëndanteeg jaayanteeg moom lépp lu fi am solo ci réew mi waa bitim réew ñoo ko moom ñu xam ne loolu en fait moo ñu jural jafe-jafe yu ñu am ci mbiru koom. kon ci lu leer yéen da ngeen bëgg ñu weesu mbirum relance. relance économie nan la ñuy def ba egg ci souveraineté boobu te ba léegi ak mbas mi ñu ngi gën di leb. waaw xam nga booy relancer day fekk li nga lancé woon
wala lancé bi nga nekkoon lancé boobu baax. lancé boobu bu baaxoon xaj na bu ñu amee lu ñu gësam comme mbas mi du ñu toll maanaam du ñu yóbbu fenn fi waaye ku ca booba déjà la benn rapport bu Sénat français defoon daal di jàpp ne koom-koom bi dina am jafe-jafe boo xam ni dina jur ay trouble politique donc ñun waroon nañu aussi def jàngat boobu ba tax ñu jàpp ne au lieu ñuy def plan de relance économique nationale comme ni ko gouvernement bi décidé la ñuy relancer lam ñuy yóbbu rek mooy encore plus de pauvreté encore plus d'endettement te loolu ñun jàpp nañ ni dañ ko war a wàcc war weneen fas yi nga xamee ni moom la ñu war a war mooy suñu souveraineté alimentaire ñu gën koo liggéey suñu souveraineté numérique ñu appuyé wu ci waaye ñu jël économie bi nga xam ne moom lañ tuddee informel te man bëgguma dégg informel ndax informel aw xas la ñu tuddee ko noo xam ni dana dëppoo ak li mu doon ci réew mi mooy économie boo xam ni moom mooy sukkandiku kaayu réew mi moom mooy économie bi nga xamee ni lu ci jóge dellu ci askan wi dellu ci suñu ay dëkkuwaay loolu ñu jàpp ne boobu économie moom la ñu war a nag jëm gën koo suuxat jël suñu doole yëpp def ci ngir mu suqali réew mi te soo ko seetloo économie boobu effectivement sonn na trop ci mbas mi waaye ba tey ñoom doo leen dégg ñu yuuxu tax ñoom ñoo gën a mën a muñ ëpp ay ressort aussi loolu tamit yàlla def na ko kon mbaa li Macky Sall bëgg ci ndaw ñi ak xëy yi mu dige ak fi koom-koomu àddina tolloog bu Sénégal ak yeneen ni ñu loofee mbaa loolu dana mën a ne waaw ñun jàpp nañ ne li ci ëpp solo du xaalis bi nga xamee ni moom la ñu ci dugal c'est vrai que xaalis bi baax na waaye naka la ñuy def ba suqali mbay mi naka la ñuy def ba suqali li nga xamee ni mooy napp gi naka la ñuy def ba suqali artisanat ba mu mën a absorber jeunes yi muy jeunes yi toll ci apprentissage ci jàng métier muy jeunes yi nga xamee ni ñoom ñoo bëgg a liggéey foofu la ñu mën a demee créer ay entreprise entrepreneuriat bi ñuy wax ci foofu la war a mën a nekk mais du question comme nii nga xamee ni noonu lañ ko gisee ay financement yoo xamee ni dañ koy jox jeunes yoo xamee ni jànguñu la ca war ba tax études yi ci mujjee génn wane ne li ëpp ci xaalis boobu yi nga xamee ni financé nañ ko depuis 2012 li ci ëpp ñi ko capté mooy les mêmes personnes dem lekk ci guichet bi jóge fii lekk ci guichet bi jóge fii lekk ci guichet bi loolu moom naqare naa géré loolu jërëjëf docteur Cheikh Gueye jërëjëf Georges ziar Fati Dieng ak ñi mu àndal ñu yendu ak jàmm Alaaji Babacar Naam Fall tey moom joxe sant moo fi xew ci plateau bi Ibou moo ñu ko fi bàyyil ñu lay jaajëfale di la ziar ci aljuma ci naka noonu Georges mi nga toogal ak sunu collaborateur boobu di docteur Cheikh Gueye naka noonu képp kuy xëy rajo Futur Média di sunu ay confrères téléspectateurs auditeurs ak lecteurs yéen ñëpp